asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyuwaat di leen dalal ak jàmm Sen Sport 221 the best sport channel. Cheikhou Gassama nekk doomu Sénégal bi nga xamante ni jamono yi mu ngi évolué fële ci Espagne ñu bari ci yéen xam ngeen ko mu nekk attaquant bu xariñ bi nga xamante ni joueur ñii di waa Real Valladolid la moom sax jamono yi dafa nekk en vacances ci Sénégal. dafa doon waxtaan ak kayiti xibaar yi di waxtaanee li nga xamante ne mooy avenir am rawatina ëllëgam ak équipe nationale bu Sénégal. moom nag daal dinañ xam ne moom Cheikhou Gassama ñii di waa Guinée Bissau dañu ko daal di contacter ngir mu war leen mën a représenté ci li nga xamante ne mooy CAN bi ñu dëkkmal ndax kat ci fàttali Cheikhou Gassama mën na jouer pour Sénégal mën na jouer pour Guinée Bissau mën na jouer tam pour Mali mën na jouer tam pour Espagne parce que foofu la juddoo moom nee na donte ne Espagne la juddoo waaye moom sénégalais la jàppe boppam kon moom sénégalais la ndax ay parents sénégalais lañu. léegi moom Cheikhou Gassama si jëmi boppam nee na ñii di waa Guinée Bissau dañu contacter ngir mu war leen représenté ci CAN bi nga xamante ne moom la ñu dëkkmal muy Guinée Bissau ndax ñoom qualifié nañu ba noppi CAN bi nag li ci des bareetul 6 mois la muy juróom-benn weer ndax janvier février ci la ñuy joué li nga xamante ni mooy CAN boobu. Guinée Bissau nag jamono ñu ngi def ay pexe ngir xool naka la ñuy dëgëralee seen équipe moom Cheikhou Gassama nee na joxeegul li nga xamante ne mooy réponse am parce que li ko waral mooy moom bëgg-bëggam yëpp mooy joué ak équipe nationale bu Sénégal donte ne xale la nee na ci li nga xamante ni mooy atum 2017 convoqué woon nañu ko ak équipe nationale jeune bi muy U20 bi kii de Joseph Koto moo ko convoqué woon. moom Cheikhou Gassama nee na nag jamono yi géntam yëpp mooy jouer ak équipe nationale bu Sénégal luy moo waral ba moom joxegul réponse am ñi nga xamante ñoo di waa Guinée Bissau waaye daal moom bëgg-bëggam yëpp mooy jouer ak équipe nationale bu Sénégal comme ni ma leen ko waxee Cheikhou Gassama Espagne la juddoo ñu ngi ko formé fi nga xamante ne mooy Barcelone jaar na ci club bu mel ni Valence jaar na ci club bu mel ni Rayo Vallecano jamono yi nag joueur Real Valladolid la saison bi ñu weesu nag wala ñaari saison yu weesu yëpp dañu ko daal di woon able fi nga xamante ni mooy deuxième division bu Espagne ngir mu war a am temps de jeu ñu ngi ko appelé woon ci club bi nga xamante ni mooy Fuenlabrada foofu la nekkoon Fuenlabrada jamono yi saison bi jeex na amaan dina dellusiwaat fi nga xamante ne mooy Real Valladolid dina continuer def li nga xamante ne mooy liggéeyam ci terrain bi dina def li nga xamante ne mooy liggéeyam continuer liggéey ci terrain bi di am yaakaar ci ne bés ngi ñëw dinañu ko convoqué mu jouer ak équipe nationale bu Sénégal waaye ku ne xam ne ne CAN bi li ci des bareetul juróom-benn weer la te comme Guinée Bissau contacté nañu ko lu ne mën na xew waaw moom Cheikhou Gassama moo daal di xam ne lii bi muy waxtaanee ak li nga xamante ñoo di kayiti xibaar yi voilà ak lu mën a xew moom bëgg-bëggam yëpp mooy jouer ak équipe nationale bu Sénégal nii la ko daal di xamle ci kayiti xibaar yi. Euro 2020 xam nañu li nga xamante ne mooy affiche su quart de finale yi gannaaw bi ñu joué journée bu mujj bi ci li nga xamante ni mooy huitième de finale yi Ukraine dafa daal di éliminer ñi di waa Suède door ko 2-1 ki nga xamante ne mooy seen ancien capitaine bi nga xamante ne jamono mooy seen entraîneur di ki nga xamante ne mooy Shevchenko bi nga xamante ne moom toujours day bind histoire am ak ñi di waa Ukraine. ndax mooy benn joueur bi nga xamante ni dëkk na Ukraine te mos a gagné li nga xamante ni mooy Ballon d'Or moom kii di Shevchenko mooy benn joueur bi nga xamante ni moom mos a qualifié loo équipe am jamono yi muy football muy moom mos a qualifié loo Ukraine en 2006 la woon ci li nga xamante ni mooy quart de finale coupe du monde ren ji nag mu bindaat histoire am en tant que entraîneur mu yóbbu li nga xamante ne mooy Ukraine ci quart de finale euro ndax Ukraine mos a ñoo qualifié ci li nga xamante ni mooy quart de finale euro mu ngi soog a xew. ki nga xamante ni mooy Andriy Shevchenko bi nga xamante ni seen ancien capitaine la te jamono yi mooy seen entraîneur jamono yi moo bindaat beneen histoire ndax moo yóbbu équipe am boobule di Ukraine ci quart de finale yi njël benn yoon ci li nga xamante ne mooy histoire euro dañoo éliminé Suède 2-1 ni ki démb. beneen match bi nag doxoon diggante Allemagne ak ñi di waa Angleterre xam ngeen ni mu fa demee Angleterre dafa dal di dóor Allemagne jamono yi Allemagne toog nañu kon Angleterre mooy jàll ci quart de finale yi bu ñu xoolee nag li nga xamante ne mooy match yi ci quart de finale nii lay demee. Belgique dina jouer contre Italie Suisse mooy jouer ak Espagne waaye Ukraine dina jouer contre Angleterre ñi nga xamante ñoo di Tchèque République muy République tchèque ñooy jouer contre Danemark loolu mooy match yi nga xamante ne dina xew ci lii di quart de finale yi. lu bari xew nag ci li nga xamante ni mooy huitième de finale yi ponk li nga xamante ni toog nañu ndax groupe bi nga xamante ne moom lañ doon wax groupe of death wala poule de la mort nga xamante ni moo composé woon ñii di waa Hongrie Allemagne France ak Portugal nga xamante ni jàppoon nañu ne. ñu bëri jàppoon nañu ne sax amaana ki war a gagné li nga xamante ne mooy Europe bi du génn groupe boobu ñoom ñëpp toog nañu. Hollande moom itam éliminé nañu ko ba jamono yi sax buñ sukkandiku ci kayiti xibaar rek dàq nañu seen entraîneur mooy Frank de Boer jamono yi daal dinañu koy dàq maanaam nekkatul entraîneur bu ñii di waa Hollande gannaaw bi ñu toogee. ndax kat dafa bokkoon ci li nga xamante ne mooy charte yi nga xamante ne moo leen tënkoon wala lii ñu tegoon seen kanam mooy kii di Frank de Boer nu mu mën a def dina daal di qualifié loo équipe bi lu mu gàtt ci li nga xamante ne mooy quart de finale yi. voilà léegi nag comme atteindre li nga xamante ne mooy objectif am jamono yi daal dinañu koy wiire dàq nañu ko moom ki nga xamante ne mooy Frank de Boer
Allemagne ñoom itam gannaaw ba ñu toogee seen diggante ak Angleterre jamono yi yenn ci kayiti xibaar yi xam la nañu ne kii di Toni Kroos dafa daal di bàyyi li nga xamante ni mooy compétition internationale ak ñii di waa Allemagne maanaam bàyyi na équipe nationale bu Allemagne moom kii di Toni Kroos donte ne at yi bareegul ndax 30 ans la am jamono yi buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi donte ne ñu ngi ciy gën a def ay gëstu kii gën ci am lu leer waaye am na kayiti xibaar yu xam ne kii di Toni Kroos annoncé na ne moom bàyyi na li nga xamante ni mooy dakkal na carrière internationale am ak ñii di waa Allemagne voilà. léegi nag buñ jàllee ci loolu match yi xam ngeen ne programme bi jamono yi nii lay demee ndax le 2 ak le 3 ci la ñuy joué li nga xamante ne mooy quart de finale yooyu muy Europe bi le 2 juillet muy àjjuma ji ci la ñuy joué Italie mooy joué contre Belgique mu ci àjjuma ji ba tey Suisse dina joué contre Espagne ñaari match yooyu mooy xew ci li nga xamante ne mooy àjjuma ji ci quart de finale yi samedi bi nekk le 3 juillet Danemark dina joué contre République tchèque waaye Ukraine dina joué contre Angleterre kon àjjuma ak samedi. ci la ñuy joué li nga xamante ni mooy quart de finale Euro 2020 voilà bu ñu xoolee nag li nga xamante ni mooy Copa America bi ndax yaakaar naa ne amoon nañu ay question ñuy laajte Copa America fan la toll ndax bëriwul luñ ciy wax ci li nga xamante ni mooy acti foot bi léegi dañ ciy ñëw ba tey moom itam programme bi jamono yi ñu ngi ci lii di quart de finale voilà Copa America jamono yi ñoom itam ñu ngi ci quart de finale ci àjjuma ji ak samedi ji ba tey ñoom itam ci la ñuy joué kon àjjuma ak samedi ci la ñuy joué quart de finale Euro 2020 ci àjjuma ji ak samedi ci la ñuy joué itam li nga xamante mooy quart de finale Copa America léegi match yi nii lay demee le 2 juillet Pérou dina joué contre Paraguay muy àjjuma Pérou dina joué contre Paraguay mooy doon benn quart de finale bi ci àjjuma ji ba tey Brésil dina joué contre Chili Chili yaakaar naa boobu match bu rëy lay doon diggante Neymar contre Arturo Vidal boobu mooy doon beneen quart de finale yi ci àjjuma ba tey ci Copa America bi samedi ji nag ñii di waa Uruguay bu Luis Suarez ak Edinson Cavani dinañ joué contre ñii di Colombie voilà Colombie bi nga xamante ni jamono yi ñoo war a jouer contre Uruguay ci li nga xamante ni mooy samedi bi beneen quart de finale bi beneen match bi nag war a dox diggante Argentine ak Équateur boobu mooy beneen quart de finale bi kon loolu la match yi demee ajuma ak samedi ci la ñuy jouer quart de finale Europe ak quart de finale lii di Copa America Pérou mooy jouer contre Paraguay Brésil jouer contre Chili Uruguay jouer contre Colombie Argentine joué contre ñii di waa Équateur loolu mooy quart de finale li nga xamante ni mooy Copa America dañu koy jeexalee ak li nga xamante ne mooy transfert ki nga xamante ni mooy Vieira moom kii di xibaar dal nañu xam ne jamono yi mën nañu wax ne moo war a nekk entraîneur bu Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté déggoo am na seen diggante daanaka buñ sukkante ko ci kayiti xibaar yi accord am na diggante Vieira ak Crystal Palace li des rek mooy lijjante yi maanaam àggale yi lenn ci ay këyit ngir Vieira war a mën a wuutu ki nga xamante ne mooy Roy Hodgson bi nga xamante ni moo fa nekkoon kon Vieira buñ sukkante ko ci kayiti xibaar yi mooy nekk entraîneur bu Crystal Palace ci fàttali moom franco sénégalais la moom kii di Patrick Vieira transfert ba tey ki nga xamante ni mooy Cristiano Ronaldo moom jamono yi avenir am ak ñii di waa Juventus dara leeru ci buñ sukkante ko ci kayiti xibaar yi Juventus jamono ñu ngi xaar Cristiano Ronaldo ak agent ñu jox leen li nga xamante ne mooy xibaar bu leer ndax benn at moo des diggante Cristiano Ronaldo ak Juventus ndax juin 2022 ci la contrat war a jeex ba 31 millions d'euros ci lañ koy fay chaque saison jamono yi nag kayiti xibaar yi xam la nañu ne ñii di waa Juve jotaguñu benn réponse bi nga xamante ne jógee na ci Cristiano Ronaldo ndax moom day des foofu la wala day dem ndax benn at moo des ci contrat bi ndax day dina des renouveler contrat am wala boog day dem ñoom bëgg nañ ci xam dara jamono yi amagul dara lu leer ci mbir moomu la gannaaw bi nga xamante ne benn at moo des ci diggante Juve ak Cristiano Ronaldo Patson Daka doomu Zambie la bi nga xamante ni mu ngi woon fële ci Red Bull Salzbourg nekk attaquant bu xarañ bi nga xamante ni dugal rek lay def moom kii di Patson Daka jamono yi kii di xibaar yi xam la dañu ne officiel na nekk na joueur ñi di waa Leicester City bu ngeen fàttale ko nag ay fan ci ginnaaw waxoon nañ ci ne accord am na ci diggante ñaari club yi li desoon rek mooy ñu officialiser ko tey ji officiel na signé na contrat wu juróomi at bi nga xamante ni dina ko téye foofu nga xamante ni mooy Leicester City ba 2026